asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci ca diwaanu Ndar Géej rawatina goxu Mbàcc ndax rek ci sa lu ëpp wala boog lu toll ci juróom ci ay nappkat ñoom ñoo réer ci géej gi juróom benni fan a ngi nii ba léegi seen gaal ba ñu nekkoon gis nañ ko ak yenn ci seen i effet personnel seen i mbokk sax nag tàmbale nañu jamono ji di leen saraxal mbirum garab yu bon yi ñu jàppoon ca Touba Belel procès en appel bi muy ñaareel bi tey ji lañ ko naroon amal waaye dàq nañ ko ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai bi ñu nekk tribunal bi ne moom gisul benn kayit buy wane ni Amadou Wuri Diallo kenn ca ñu tuumaloon kon ba tëj ko ni moom président de la république da ko jéggal ba ñu génne ko ci kaso bi xeex grippe équine ak gourme muy ñaari wopp yooyu nga xam ne day dal fas ak mbaam lu toll ci junni ci mala yooyu lay ñaq nañ leen ca diwaanu Ndiop nekk ca région bu Fatick ngir bañ rek ba jàngoro yi di gën a law naam gis nañ ci ab deltu gannaaw boobaak léegi ci fukki fan ak juróom képp service d'hygiène ba nekk ca Ziguinchor jàpp na lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti tonnes ci ay produits yoo xamante ni kenn mënu koo jëfandikoo ñu lakk loolee lépp mu di ay produits yu mën a am ay jeexital yu bon a bon ci wér-gi-yaramu doomi aadama yi di ngeen ci dégg ki jiite service régional bi foofule suñu gan tey jile Saliou Diop lay wuyoo moom moo jiite amicale bi ëmb diplômé école polytechnique ba nekk fële ca diwaanu Thiès ñu fas yéene waxtaanee lu bëri ci wàllum ingénierie ak bés biñ ko jagleel tey ci àdduna wërngal këpp mbokk yi loolee tënk la léegi ñu yaatal ko. juróom ci ay nappkat ñoom ñoo réer seeni mbokk ci géej gi fële ca diwaanu Ndar Géej def na benn semaine daanaka ca goxu Mbàcc nag fa njaboot ya nekk tàmbali nañu sax di def ab di leen saraxal ndax seen gaal képp la ñu gis ak yenn ci seeni effet yi nekkoon ci biir gaal boobule ñu ngi ñaan kilifay réew mi ñu jàppale leen ci seet gi ndax boobu ba léegi yàgg na Ousseynou Diop Habib Seck. askanu goxu Mbàcc sa ngëmtal ginnaaw juróomi nappkat yoo xamante ni juróom-ñetti fan ci weeru mai bii la ñu demoon géej ba léegi nag kenn tegu leen gët ci kër gi nga xamante ni fa la mbir mi amee seeni ay waajur amal sarax bu ni mel. tamit nu gëm yàlla xam ni ndogal la lu si mënti amit nu xam ni loolu la yàlla dogal dañu demoon jihaad yi bu ñu demee war nañu ñëw 6 heures jotul gisuñu leen comme gaal rek da nga koy xaar des fois da nga koy xaar 6 heures sax mu guddee ba ay 7 heures 20 heures mu teer foofu rek dañu yaakaar woon suñu xel mais bu 20 heures jotee teerunu tamit guddi na mënutuñu dem di leen seeti bi ñu xëyee suba it dem nañu bi ñu demee yàlla dogal nu gis gaal gi gisuñu si benn nit mais matériel bi ñu amee woon si gaal gi yëpp gis nañ ko te gisuñu kenn anam bi ñu fekkee gaal gi moo nu neexul parce que bu fekkoon dañu gis gaal gi mu nekk en règle dañ naan xëy na nit jël na leen yóbbu leen mais anam bi ñu gisee gaal gi neexul ndax fekk nañ gaal gi dëpp te ni ñu ko fekkee nit mënu si nekk. ñoom nag ba léegi sax xàddewuñu ñu gis leen jàpp ni sax état bi daf ci war a dugal loxoom ndaxte mool yi jamono jile dañu sonn ci wàllu wu ni mel. fekk nañ si ñaari yére baas fekk nañ si yére tamit wax dëgg yàlla mais tamit ñu def nañu recherche daal bi nu mën ñun parce que tey fii dafa am problème yi nga xam day dal si kaw mool moment bi nu soxlaa recherche daal def communication def lu ne mais kenn du si jóg da ngay dem yow ba dëj ba def li nga war a def ba pare autorité bi doo nga am jóg wala di si wax dara tey loolu moom moo nekk. ñoom mool yi nag ginnaaw ba ñu demee ba léegi kenn tegu leen gët seen gaal gi nag dañ ko gis mu këpp ay yére ñu yeew ko ci boppu gaal gi ñoom nag ñu bokk ci benn kër mu mel ne nag ci diwaanu Ndar Géej jamono jile li fiy faatu ci doomu aadama ci géej gi bari na lool ci dex gi itam naka noonu ndaxte benn xale bu am juróom-ñeenti at itam làbbee nañ ko ci dex gi. ñu jàpp ni ci ndorteelu at bi ba léegi foofee ca Ndar Géej am na ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mool yu fa faatu ci anam yu ni mel ñu dem ba fële ca Medinatul Salaam rob Serigne Cheikh Béthio Thioune ca Touba loolee ab tegtal bu Serigne Saliou la woon ki ko xamle mooy Serigne Bass Abdoul Khadr moom moo yore kàddu xalifa général kullu murid di Serigne Mountakha Bassirou mu jël kàddu yooyu le eggee ko njaboot gi ak taalibe yi ca Medinatul Salaam ba mu demoon démb Abdourahmane Diallo mu nga fa woon. lu ëpp téeméeri cantukun toog ci ëttu këru Cheikh Béthio Thioune bu nekk Madinatu Salaam ñoom ñëpp nag ndigalu xalif général Mouride la ñu doon xaarandi te ki yor kàddoom indi ko. Cheikh Mamadou Mountakha digle na léegi nee na mi ngi digal taalibe yi. mbooloo su àndee faw kenn ay jiitu kon nag moom mii di Serigne Saliou Thioune na jiitu nanu topp ci ginnaawam taalibe yi nag ku ca ne ka nga bëgg a jébbalu ci njaboot gi. nee na loola nag ku ca ne yaay xam kala doy ndax loola nag Serigne Touba da koo séddale
ku yor kàddu murid yi di xamle ni njabootu Cheikh Béthio Thioune ak moom sax ñoom ñëpp àndoon ngir ñu dencoon Cheikh Béthio Thioune ci Madinatu Salaam waaye ndigalu xalif bi moo gën a foor lépp. Cheikh Mamadou Mountakha ne leen li ngeen wax day dégg naa ko bu baax xam naa itam ni bëgg-bëggam la woon waaye nag man fii ma toog Serigne Touba laa fi toogal moom nag Serigne Saliou daf maa boole woon ak moom boole gam ma boole woon ak moom tey jii moo taxoon kon nag li ma leen di digal su fekkee ay taalibe ngeen di diglu ndigal mooy nan ma ko andil fii ma jébbal ko Serigne Touba. sëñ Bass Abdou Khadre di dëggal ni Cheikh Béthio Thioune ci keppaaru sëñ Saliou la bokk. mbirum Serigne Béthio bin naan ñoo ngi koy atte Serigne Saliou da koo tànnal lu gën ci moom. ki yor kàddu murid yi di sonju cantaakun yi ñu wéyal jëfu Cheikh Béthio Thioune te tamit respecté ndigal yi nga xam ni bàyyil na leen ko. c'est un appel muy àtte ñaareel bi yoon garab yu bon ya ñu jàppoon fële ca diwaanu Touba Belel tey nag dañ ko dàqaat ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai bi ñu dëgmal li ko waral mooy àttekat bi dafa bëgg taxaw xoolaat lan mooy kon situation bu Amadou Wuri Diallo kenn ci ñu tegoon ay daan te ñu ne njiitu réew mi moo ko jéggal ba ñu bàyyi ko mu dem juróomi atu kaso lañ ko tëjoon ñu ngi ci ligne bi ak maître Babou Abdoulaye Babou dafa mel ni rëcc na moom avocat partie civile bi la ci procès boobu nga xamante ne ñu ngi ko doon amal fële ca diwaanu Njaareem waaye appel bi fële ca Thiès lañ koy amalee ñu fàttali rek ne dañ koo dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ndax dañoo nemmeeku ni ca tribunal bi foofule gisuñu benn këyit buy wane ni moom Amadou Wuri Diallo dañ ko gracier maanaam dañ ko jéggal ngir mu génn ci kaso bi keneen ka ca des kañ ca tegoon loxo di Bara Sylla moom juróom-ñaari at lañ ko tëj mi ngi ci kaso bi ba léegi maître Abdoulaye Babou. soxna Naata. maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. maître Babou niñ ko gisee tey jii ñu ne foofa gisuñu benn kayit buy wane ni Amadou Wuri Diallo dañ ko gracier loolu la. te muy dëgg ñëpp. loolu nu mu mën a nekkee maître. ñooy jëkk àtte ñoom la jëkk a jaaxal ci fàttali Mamadou Wuri Diallo tëjoon nañ ko juróomi at njaareem le 4 décembre. keneen ki Bara Sylla ñu tëj ko juróom-ñaari at ci médicament yu bon yooyu ñoom ñépp ñu def appel déjà ñun ba ñu jëkkee dégg ni bàyyi nañ Mamadou Wuri Diallo maanaam mbetteel la boo xam ni kenn xamul nu mu mel parce que dafa remplir woon sax condition grâce ñu ne xanaa tey danañ ci xam dara tey lañ doon def appel Thiès président ci boppam cour d'appel bi mu génnee dossier bi ne ana Bara Sylla taxaw mu ne ana Mamadou Wuri Diallo ñépp ni pat silence de cathédrale mu ne ana Bara Sylla ana Mamadou Wuri Diallo nit ñi ni ko dégg nañ ñu de Mamadou Wuri Diallo dañ koo may grâce ba ñibbi na Guinée président bi nii loolu amul ndax dossier bii ma yore amul trace amul benn këyit bu wane ni Mamadou Wuri Diallo war nañ koo bàyyi d'ailleurs defoon na demande liberté provisoire ñu bañ kon nag dafa waroon taxaw te su grâce amoon tam xanaa dana war a am trace këyit bu wane ni am na grâce dara ba dara boolo jeex président nag ni man nag mbir yi man mënu ma ko àtte kon dinaa dàq mbir yi ba le 27 mai pour vérifier la situation carcérale de Mamadou Wuri Diallo maanaam seet lu génne Mamadou Wuri Diallo ñu jàpp daal ni li ñu gis tey musul am ci système judiciaire sénégalais bu mu amee ba léegi kenn musul gis lu mel nii seppi nit kaso yóbbu benn këyit amu ko te ñu ngi ko tëj juróomi at benn at rek la tëdd kon nag mbir maa ngoog ñëpp a waaru ñëpp a jommi. te boobu ba léegi maître amoo leen benn explication ci situation bi noonu mu demee. kenn explication soxna si man maa la ko wax ndax grâce balaa ngaa génn këyit lay génne. décret président moo lay génne. tribunal këyit a koy yokk ku ñu bàyyi këyit day firndeel ni bàyyi nañ la même ku am liberté provisoire këyit moo koy wone mais ba ñu indee dossier ba ci sunu kanam avocat partie civile yi avocat défense ñëpp a jommi loolu laa la wax à commencer par le président. nee na amul benn këyit bu firnde ni Mamadou Wuri Diallo war naa génn ku ko génne kaso wax jàngoo ku ko génne kaso ku war a tëdd juróomi at
nga tëdd benn at te amul lenn lu la génne même grâce biñ doon jooy naan normalul grâce ba nekkul ci kayit ba kon lu ko génne. wax jaagoog. jërëjëf maître Abdoulaye sant la gërëm la maître Abdoulaye Babou di avocat partie civile ci àtte boobee kon ñuy waroon a amal procès en appel garab yu bon ñu jàppoon ca Touba Belel du ñàkk kon pàcc bi lijjanti wàllu woowule indi ci ay tontu ñu wutali ji sa diwaanu Ziguinchor foofule lu toll ci 24 tonnes ci ay ñam wala lu nit ñi di jëfandikoo te baaxul nag moom lañ fa jàpp ci diggante fukki weer ak juróom loolee lépp nag lakk nañ ko ñiy jiite service d'hygiène bi foofu lay jàpp ni produit yu ni mel mën na am ay njeexital yu bon a bon ci doomu aadama yi lu ci mel ni ay intoxication wala cancer ñu ànd ceeg Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. gannaaw bu ñu jàppee ci diiru fukki weer ak juróom ay tonnes yu bari ci produits alimentaires yu kenn mënta lekk agent yi nekk ci service d'hygiène bu Ziguinchor décharge bii camion laata ñuy wuti décharge municipale ba ngir lakk leen. làkk moo ci gën parce que mënoo ko traiter autrement soo ko bàyyiwee noonu population yi nga xam ne xamuñu mën nañoo ñëw jël dem utiliser ko à des fins de consommation mun leen àndil ay jafe-jafe même si code bi ñuy liggéeyee ñun sóoraale na comme quoi que produit bu ñu jàpp am na nuñ koy traité wee produit yi mënoon nañu joxe intoxication waaye li ci gën a métti mooy mënoon nañu sax nekk sababu cancer. biir bu daw ay intoxication mën na leen àndil sax ay toxi infection alimentaire ak yooyu cancer. commandant bii di xelal askan wi. conseil bi mooy nañu xool produit saa yu ñu jëndee produit ci boutique bi avant ñuy jóge sax si boutique bi dañoo war a xool no buñ ko gisee da mën nañoo ñëw ba ci service ba ñëw réclamer loolu mooy seen warugar loolu mooy devoiru citoyen. 20 tonnes ak ñeent ci produit yi ñu jàpp leen ci commune yu nekk ci département bu Ziguinchor. fan yee weesu yëpp am na ñaari jàngoro yu doon dal ay fas ak mbaam muy grippe équine ak gourme jàngoro yooyu nag faat nañ lu toll ci ay junni mbaam fas yenn tamit waaye fële ca diwaanu Ndiob nekk ca région bu Fatick ñu ngi leen di ñaq lu toll ci junni ci mala yu ni mel ngir bañ rek ba jàngoro bi di gën a law teg ci ku ne xam na ni ca kaw ga lu mel ni mbaam ak fas ñoom ñoo leen di jàppale bu ñu waree dem ca tool ya dem béy ji Ibrahima Diame mu ngi woon foofu le ca Ndiob ak Fally Gueye. li warale service vétérinaire bu jaxaaw feesoon dell ki mbaam ak ay fas lu mot junni ci jur yooyu la seeni borom andi woon pour ñu vacciner leen ci feebar bi la ñuy duppee jukkundi loolu nag am ci njàppalu doomu dëkk bi nekk agent du ministère de la santé. tey dañoo ñëwoon fii jaxaaw arrondissement de Ndiob nekk si wetu maire yëpp pour participer si effort bi état bi di def pour lutter contre épidémie équine bi di nekk si dëkk bi. donc conscient des efforts que l'État est en train de faire état bi li muy def ñun ñu jugé doomu dëkk bi en tout cas di si profiter aussi di remercier le président de la République bi ñu jox direction bi ñu yor doomu dox bi ñu jox ko responsabilité pour ñun dañoo dellu si sargal président de la République dolli ndigal président de la République et contribuer effectivement si événement boobu dinañ fi joxe contribuer à hauteur de 1000 doses bi ñuy répartir si les 5 communes de l'arrondissement de Ndiob. bu ñu sukkandikoo ci xayma yu mujj yi lu ëpp ñetti junni ak ñeenti téeméeri mbaam ak ay fas feebar bi jotoon na leen laal ci région de Fatick waaye tey jile ñu xamal ñu ne ñu bëri wér nañu donte nag béykat yi andi nañ seen jur yi ngir ñu mën leen a pikiir ndax nawet bii di ñëw. waaw feebar bi nag presque mën naa ne fas yëpp la daal bi mu ko njëkkee jàpp ni demoon na vraiment ba amatuma si moom yaakaar daal mais bi ma ko pikiiree la dañ quoi mu am commencé di lekkaat di naan yooyu quoi moo tax ma indiwaat ko tey pour mu gën a kii daal mu gën a wér daal ah waaw maa ngi waajal nawet bu baax. député maire commune bu Jaxaaw di Pape Biram Touré ak ñenn ci ay naataangoom ci arrondissement bu Ndiop ñoom ñëw nañ fekkee opération de vaccination bi de ñu rafetlu bu baax a baax ndax jàpp nañ ne dalal na xelu béykat yi. Senelec di société bi ñu dénk muy lijjanti courant bi di amal ay liggéey ci réseau nag ba tax na ay quartier yu bëri tey jile ci altine ba dimanche dina am ay dog-dogu courant 8h jàpp ñetti waxtu ci benn planning nag lañ ko teg ba tax na ñu ngi ci ligne bi ak Ahmadou Diagne moom mooy directeur communication bu Senelec ñu ngi lay nuyu sëñ bi Diagne. ñu ngi leen di fay. ndax mën ngeen dalal xelu askan wi ndax ñu bëri dañoo jàpp ni coupure courant yi fi daan am moom mooy dellu siwaat wala ay travaux de maintenance yu ngeen di faral di def la.
waaw ñu ngi leen di gërëm di nuyu suñu mbokku auditeurs yëpp di dalal seen xel bu baax a baax di leen xamal ne c'est des ay coupures yëpp yu ñu def yoo xam ne pour améliorer qualité de service bi la pour faire de maintenance préventive la maanaam ay travaux yoo xam ne c'est programmé pour maanaam yokk qualité de service bi ak def des préventions en vue de l'hivernage en vue de la chaleur et ainsi de suite. boo xoolee Dakar rek 2500 postes la Dakar c'est-à-dire que kon dañ ciy jël secteur parce que bu ñu waroon jël ba fenn fu nañ jël fa benn danañu jël temps bu bari moo tax ñuy jël par secteur bu ci ne ñu mun ko arrêté def travaux yi doon bu ñu ci paree dinañ toogaat peut-être juróom-benn weer wala lu këpp loo xam ne nit duñ fa jaaraat pour def maintenance loolu rek la amuñu benn problème de production amuñu benn problème de transport amuñu benn problème actuellement tey pour togg courant bi wala pour di ko indi ba ci clients yi loolu def naa ne mi ngi si ginnaaw seen lekk actuellement nag c'est pour gën a améliorer qualité de service bi ak vraiment éviter muy am ay problème entre ñun ak ñoom. loolu rek la. monsieur Diagne quartier bu ci nekk bu ñetti waxtu jotee comme ni nga ko waxee ci communiqué bi courant bi dina dellu si waat. incha allah quartier bu ci ne buñ ko commencé 8 heures ba 15 heures dina am sa poste yu pare avant mais c'est pour remettre quartier bi yëpp en même temps donc quartier bu ci ne buñ ko commencé 8 heures 15 heures au plus tard incha allah le service sera rétabli et puis nit ñi mën a jëlaat seen courant. jërëjëf Ahmadou Diagne di la sant di la gërëm moom mooy directeur communication bu Senelec doon wax kon ci liggéey yi ñuy amal tey jile jàpp dimanche ci ay gox yu bëri nekk fii ci Ndakaaru courant nekk lu ñu soxla ci jamono ji muy koor gi waaye boo bëggee seetaan sa télé tamit ci programme yi ñu tëral nemmeeku nañ ni télé yi ak rajo yi dañ cee indi ay soppite yu bëree bëri li ñu jàpp nag mooy ngir fexe ba téléspectateurs yi gis ci seen bopp bu baax a baax Cheikh Diop ak Diafara Ba doxantu nañu ba RFM rajo Futurs Médias ak Sen TV. lii doon lu ñu mën a teg gët ci ay rédaction yu bari ginnaaw ab taxaw seetlu dibeer yi ak itam li nga xam ne moom moo di gaaw yi ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey si du ko tax a bari lu ci mel ni Sen TV ak itam RFM noonu la mbir yi tëddee. xëy na ñenn ñi dañuy liggéey du lundi au samedi wala du lundi au vendredi donc ñooñu surtout ñi nga xamante ne dañuy xëy fajar gi ñooñu ils sont obligés ñu noppalee ko pour mën a assurer waa semaine bii di ñëw. weekend moom parfois rédaction yi mais li mu dul peut-être bëri ay activités yu kii mais bu fekkee activité wala ay information phare day am da ngay gis ñëpp dañuy ñëw jàpp ci liggéey bi ak kii. samedi ak dimanche ñëpp dañuy bëgg a reposer samedi. bon ça se comprend aussi quelque part ndax nit ñi dañ naan bon am lu may doxi ñi bëgg a doxi seen mbokk ñi bëgg a toog seen famille ñi bëgg a seeti seen mbokk ak yooyu yëpp moo tax peut-être il faut essayer de couper la poire en deux maanaam jéem ko xar ñaar maanaam doo léser liggéey bi maanaam tamit doo léser liggéey bi waaye tamit doo xañ nit ki li nga xamante ne waree fam la. ñi li xam ne saa su nekk ñoom ñoo war a xibaar askan wi loolee tax ñu def kem kàttan donte sax dañoo woor. heure yi ñu daan ñëw la ñuy ñëw 8h30 fii la ñuy fekk ici à la rédaction ñu assurer suñu réunion de rédaction. dina ñëw def réunion dem reportage ñëw monter suñu ay reportage après ça y est. à part que peut-être jigéen ñi aussi quelque part aussi on peut les comprendre exceptionnellement nit mën nañoo def reportage am pare 15h mu fekk mu pare waroon na pare 17h nga bàyyi ko ku war a dem togg ndogu nga togg ndogu mais globalement amul benn impact. bi la rédaction daal di coppi li nga xam ne moom moo di planning am ngir rek daal di bégal askan wi. dañu am carrément mën nañu journal du Ramadan journal boo xamante ne lépp lu soxal wàllum koor gi dañ ko jagleel ñu tuddee ko Tariq Ramadan ñu ngi ko commencé semaine bi ak benn présentatrice Nafissatou Sila moo koy def chaque jour lépp loo xamante ne xibaar la jëm ci koor gi wala ñu koy dugal ci journal bi dañ ko détaché carrément mu nekk seen journal à part loolu di wone solo boo xamante ne jox nañ ko koor gi. weeru sell wi la nag saa yu ñëwee rajo yi ak télé yi daal di coppi li nga xam ne moom moo di seen ay programme li waral lu ni mel moom moo di gën a bëggal askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi. ça va bon. Cheikh Diop jërëjëf ay kàddu Mamour Diallo moom mi jiite woon direction des domaines te ñu yëkkati ko fa mu jàpp nag ni njiitu réew mi am na sañ-sañ gi moom mooy jël ku ko neex tabb ko fu ko neex amul lenn lu mu ciy teg moom Mamour Diallo yëkkati kàddu yooyu la ci conférence religieuse bu jigéen ñi bokk ci mouvement am doon amal fële ca diwaanu Louga ñu ànd ceeg Thierno Fall. ci ab conférence religieuse bu ko jigéeni Louga yi jagleel ci la Mamadou Mamour Diallo jëlee ay kàddu àddu pour la première fois ci jële gu ñu ko jëlee ci boppu direction des domaines. président de la République Macky Sall moo ma joxoon direction des domaines le 9 avril 2015 ba le 24 avril 2019 muy ñaata du ñeenti at ak fukki fan. waaye mbokk yi loolu doy na.
moom nag muy dalal xelu militant yi di leen xamle ni digganteem ak président Macky Sall luy ñagas amu fi. moom mi xamoon li tax mu tànn ma moom itam moo xam li tax mu jëlee ma fi. ñi xamul laa wax metti na ci ñoom ndax ku ci ne danga naan ay waaye Mamour li mu liggéey man yërëm naa ko sax dafa jeex bàjj bile daw na bay bëgg a dee lu ne daj na ko président def ko lii déedéet bu leen juum président Macky Sall man ak moom réeroo wuñu. président Mouma Dolli Macky di xamle ni tey la gën a takku ngir liggéeyal réew mi rawatina nag Louga gi nga xamee ni fi la fekk baax. dëkk bi fii lu ñu fi bëgg a def dañu koy def incha allah ndax nag bis bu nañu wane fi loo xam ne lii mosu fee am kon nag dama bëgg ngeen dalal seen xel bu baax a baax xam ni am na fu ñu jëm waaye wolof dafa ni saaga. yaakamtee xeex la. bile conférence islamique oustaz Pape Anne moom moo ko doon amal ci initiative jigéenu Mouvement Dolli Macky bi nga xamee ne Mamadou Mamour Diallo nekkoon fi directeur des domaines moom moo ko jiite. moom Mamour Diallo ñu tudd ko kon ci coowu 94 milliards ñu ne dañ ko luubal ca direction des domaines ay tuuma yu tukkee ci Ousmane Sonko di député ba sax taxawal nañ ci ab commission d'enquête parlementaire ci wàllum politique bi ba léegi wàññi xiiroo yi ak ŋaayoo yi mën na nekk jigéen ñi nekk ay député xam nañ ko ba tax na dañoo boole seen bopp ci benn collectif ci loolee sax ñu amal première édition conférence religieuse ren jile ñu wax tamit ci dialogue national bi président Macky Sall na ma amal ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal Alhassane Ba Diafara Ba. mu mel ni ñoom ñëpp soxna yi nga xam ne ñoo fare ci assemblée nationale ñoo ànd ci xalaat wi ni mel sori lool nag hémicycle bi nga xam ne foofule la ku ci nekk di joxe xalaatam ba léeg-léeg sax dënn yi di jóg tey ji nag booloo la ñu def nekk benn ngir fexe ba woon xar kanam ju rafet sénégalais yi. bég ci te boo gisee mënuma woon a bañ a ñëw fii tey donte ni nag ci collectif bi laa bokk waaye dama am yeneen obligation yeneen itte waaye nag il fallait que ma ñëw ak sama jëmm ba ñu gis ma ba ñu xam ne lii ànd naa ci ndax lu baax la ànd naa ci ndax dañu war a ànd. dañoo bëgg woon sénégalais yi ne bu ñu weesoo suñu liggéey bi ñuy def assemblée weesu parti yi ak coalition yi nga xam ne ñoo ñuy féewale ñun ñëpp mën nañoo nekk benn. ab exemple bi ñu jàpp ne war nañ ko topp ñoom acteurs politiques yi ginnaaw bi nga xamee ne ñoom collectif soxna yi nga xam ne ñoo fare ci assemblée nationale gis ne moom njiitu réew mi sàkku na sax ci force vive yi nga xam ne ñoo fare fii ci réew mi ñu ñëw uy si ko ngir ñu toog waxtaanee question yi nga xam ne ñoo soxal doxalinu Sénégal. tey yaakaar naa ne dinañ wane image bu rafet ndax boo gisee opposition gis non inscrit gis majorité parlementaire nga xam ne dialogue social bi président de la république di woote mën na nekk bu ñu ko bëggee ndax ñun jigéen ñi réussir nañu ba nekk benn kon politiciens yeneen yi ak politique yeneen yi maa ngi leen di lancer un appel ne nañu am esprit de dépassement par rapport aux partis et aux coalitions. ànd naa ci parce que dañu bëgg a joxe exemple Sénégal pour que ñu xam ne lii président de laajte comme ni nga ko laajtee léegi muy mbiru dialogue bi mën nañ ko def ci ànd te kenn ku nekk gëm li nga gëm xam li nga xam mais nag ñu jiital intérêt réew mi suñu jiitalee intérêt réew mi rek te dem ci te kenn ku nekk bañ a labaj sa morom wala bañ a nax sa morom kenn ku nekk bañ a jël sa keppaar. jigéen parlementaire yi itam delloo njukkal seen ñetti collègues yi nga xam ne yàlla da leen fi jëlee. bi ñu xëyee wàccal nañ leen kaamil. édition bu njëkk bi nag thème biñ ci jàpp moo di ne femme et civisme dans l'islam ngir fexe nag ba méngoog actualité bi nga xam ne tey jii ñu ngi koy amal mooy fexe ba cet am ci suñu gox yi ak goxaat yi. mouvement ça suffit maanaam doy na di wax ci jafe-jafe yaskan yeewoo ca diwaanu Mabo di dund fële la ca Mbirkilaan ñu ne nag soxla nañu ay tali ngir mën a ñëw ci seen arrondissement boobu am lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ci ay village leneen nit muy poste de santé ak courant bu doy seen ñaxtu yooyu le nag ñu jaarale ko ci ki yor seen kàddu Maodo Dramé lay wuyoo ci micro Abdou Faye. état dañoo fàtte te depuis indépendance ba léegi. président bu fi ñëw état lañ àndat te état mosu ñu yëg ñun dañoo yaakaar ne dañoo bokk ci
Sénégal. Département Birkelane composé na 226 villages bu nekk population yi bëri na trop yoon boo xam ne transporteurs yi fay jaar di jënd seen oto yi même pas 1 an sax mu yàqu. tey jii di bu nawet jotee pour nga voyager pour nga jógee fii Dakar wala ñeneen ñi jógee ko feneen fu ñu mënta nekk wala à l'intérieur sax ñi nekk ci biir pour ñu dem di doxlante loolu kenn mënul ko. wax 26 villages sax mais courant moo amul foofu parce que yeneen ñi fa am courant xuy xëy lay def ñun amuñ benn courant sàcc yi moom dañ ñoo sonal waaw loo fa yar sàcc yi sàcc ko amatuñ benn jur kenn ñemewutu yar benn jur sax lu ñu fajoo balaa ngay fajo da ngay gis ki lay faj. mais poste yi ñuy fajoo sax dañ koo amul waaw lépp loo xam ne tey jii nii ñu ngi koy jànkuwante loolu lu ci gën a métti tamit loolu si la bokk oto yi ñuy déplacé pour ambulance sax amuñ ko ñu ngi woo état parce que amuñ lu dul état président lañ am tey xam nañ ne yoon pour nga defar ko dafa métti. ñu ngi ko doon junju sànq tey mooy bés bi ñu jagleel ingénieur yi ci àdduna wërngal këpp Pape Saliou Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu soxna Ñaatam. di soxna Naata. di nuyu téléspectateur yu TFM yëpp. di ndokkeel ci weer bu sell bi weeru koor bi di ndokkeel tamit ingénieur yëpp. yow yaa jiite amical bi ëmb kon diplômé école polytechnique bu Thiès. c'est ça waaw maa jiite amical bi ëmb ñi diplômé à l'école polytechnique de Thiès. balaa loolu dañ leen di remercier déjà ci invitation bi ngeen ñu invité tey. invitation bi jàmp na wante mënuñu woon bañ a ñëw ngir solo bés bi. solo bés bi mooy journée mondiale de l'ingénieur. tout le monde ñëpp xam nañ ne défi yi nga xam ne moom la nit ñi di jànkoonteel ci seen dundin. ci jamono yi ñu nekk dafa nekk ay défi yoo xam ne défi bu technologie la. laataa ñu ci egsi rek nga baal ma Pape Saliou Diop ponk bu njëkk bi rek laataa ñu sóobu ci waxtaan bi bu baax a baax. ku wax wàllum ingénierie wax ay matières scientifiques Sénégal depuis quelque temps ñu ngi def promotion matières scientifiques yooyu léegi di ci gën a buux ndaw ñi ngir ñu ciy dem ndax loolu am nañ ci résultat jamono ji. waaw naata li nga wax lu am solo la ndaxte du ci Sénégal yi rek wante dañu ràññee ci àdduna bi yëpp nekk xale yi dañuy dëddu filière formation scientifique ak formation technique bi et loolu mu nekk lu seetlu bu am importance boo xam ne dañ ci war a gëstu bu baax te seet nuñ ko améliorer. ADEPT bokk na ci li nga xam ne moo ko tax a jóg tamit di promouvoir le métier de l'ingénieur ba nga xam ne dina mun a susciter ay vocation ci jeunes yi pour que ñu adopter filière scientifique et technique. bu ñuy wax d'habitude ingénieur c'est surtout yan filière moom mooy gën a fës mooy gën a nekk ci kanam d'habitude. waaw. parce que école polytechnique bu Thiès je pense que ñoom c'est assez limité xaj na par rapport ak yeneen écoles yi ci àdduna yan filière mooy gën a tax ñuy wax. waaw ingénierie dafa ëmb filière yu bëri. su ñuy wax école polytechnique li gën a cosaanu mooy ingénieur électromécanique ak ingénieur électromécanique ak ingénieur génie civil. wante depuis un certain nombre d'années école polytechnique de Thiès dugg na ci diversification filière bi ba nga xam ne tey am na filière informatique bu nekk école polytechnique ak filière aéronautique. première promotion bi moo génn daaw c'est ça. voilà aéronautique aéronautique. donc diversification bi bokk na ci axe stratégique u école bi mu nekk tamit lu baax wante pour dellu si waat ci métier wu ingénieur de manière générale dafa ëmb maanaam lépp li nga xam ne moom mooy dundinu nit de manière générale li ci lu muy solo lu muy lekkee fu muy dëkkuwaayam ak yëpp suñu demee ci agronomie électricité ak yëpp daanaka mën nañu wax ne défi yi nga xam ne moom la nit di jànkoonteel yëpp métier wu ingénieur day nekk ci début bi ak ci fin bi en termes de relève de surtout que jamono ji dañ naan avenir maanaam ëllëgu askan wi ci àdduna wërngal këpp sax lu ci bëri ñu ngi ko teg ci kaw ingénieur yi surtout ci wàllum recherche ak yu ni mel. waaw particulièrement journée bi dañ ko teg ci thème boobu mooy ingénieur pour l'avenir muy lu am solo. ndaxte ñoo ngi ci jamono yu bi ñuy wax intelligence artificielle ñoo ngi ci jamono yu ñuy wax défi wu environnement bi ak écologie
et défi yooyu yëpp dañuy gis ne réew bu nga xam ne bugg na ci teew il faut que sa formation ingénieur ak sa ndaw yi nga tàggat leen ci ingénieur li si ingénieur yi Sénégal dina jëm ci nekk pétrolier pays pétrolier ak gaz ak gaz donc mu ñuy wan rek ne solo suñu war a jox formation ingénieur dafa nekk solo su am solo. ndax kilifa yi jamono ji xam nañ solo boobu noonu ngay wax ci bu ñuy fàttaliku ci weeru ba ngeen di màggal seen 40 ans président Macky Sall mi ngi doon junj wala boog di wax ci nu mu gën a gaawee ñu taxawal ordre des ingénieurs du Sénégal lan moo tax ba yëf yi mënut a évoluer wala fan ngeen ci toll bu dee yéen a ngi ciy liggéey. waaw jërëjëf ci question boobu ndaxte journée bi dinañu may ñu am taxaw seetlu ci suñu profession et création wu ordre des ingénieurs daf ci nekk lu am solo ñu am ci dëgg-dëgg soutien bu ngande ci président de la République. nekk ingénieur moom voilà nekk ingénieur moom tamit dafa yàgg wax ne moom mooy premier membre suñu association. Ordre des ingénieurs déjà ñu ñëwaat ci solo si ñëpp gis nañu ci suñu dëkk yi ni profession ingénieur manqué de réglementation daanaka kenn mënul xàññee kan mooy ingénieur kan mënul ingénieur ci jamono boo xam ne ñoo ngi def face ay défis yu bëri gis nañ fi immeuble yuy daanu gis nañ fi bu yàggul ba ki démb rek ay marché yuy lakk yoo xam ne du dara lu dul suñ ko xoolee ba ci biir ñàkk respect wu norme yi ak ñiy def liggéey boo xam ne du seen bos. voilà te rôle ingénieur nag justement moom mooy xayma ci ouvrage bi respect wu norme boobu ak contrôler ko donc su loolu sooxee rek du ñàkk ci société bi mu am genre désagrément yu mel noonu. loolu moo tax depuis plusieurs années ADEPT moo ngi ak association d'ingénieurs yëpp moo ngi liggéey ci création ordre des ingénieurs ñu tàmbale ci par benn recensement wu association ingénieurs yi nekk Sénégal yëpp bi ñu defee recensement boobu ñu taxawal benn comité boo xam ne liggéey na ci ay textes projet de loi ak projet de décret boo xam ne dañ ci def dañu gëstu ci ordre des ingénieurs yi nekk ci àdduna bi yëpp texte yooyu nag pare nañ ko depuis un certain nombre d'années ba jébbal ko gouvernement bi mu des nag ci gouvernement bi ñu enrôlé ko au niveau de l'Assemblée nationale. depuis kañ ngeen leen ko jox. waaw xaw na yàgg tuuti nag. maanaam xaw na yàgg tuuti def na suma juumul benn wala ñaari at. wante si suñu bi ñuy def le 40e anniversaire jot nañu dajeek le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ba mu joxee ay instructions yu ferme et am nañu objectif que ci 2019 bi incha allah que texte yooyu dina mën a egg assemblée nationale ba ñu voté ko. instructions yi c'était avant fin 2018 loolu la woon pour ñu taxawal ko. Fin 2019. 2018 effectivement je vois que vous êtes am nga renseignement yëpp maintenant il est clair que agenda politique Sénégal ak élection bi ñu jógee élection yi ñu jógee xëy na moom moo indi yenn remarque mais ñoo ngi nekk di def suivi boobu auprès du gouvernement su weesoo loolu tamit ñoo ngi nekk di liggéey ak UEMOA ci weer bi passé demoon nañu benn réunion Ouagadougou avec la direction du transport Sénégal pour waxtaan ci harmonisation wu texte ordre des ingénieurs parce que au-delà de réglementation bi l'ordre des ingénieurs dafa poser problème mu mobilité wu ingénieurs ndaxte les ingénieurs conseils par exemple soo buggee jóge Sénégal liggéey ci beneen dëkku UEMOA en tant qu'ingénieur fekk ñoom am nañu ordre te yow amuloo ordre liggéey boobu mun na sooxe. fi mu nekk nii ñoo ngi liggéey ci harmoniser waat texte yooyu ci texte. maanaam maasale quoi maasale ko ba nga xam ne maanaam texte yi nekk Sénégal ak texte UEMOA yi directive yi bañ a woro du am benn jafe-jafe. sant la gërëm la Pape Saliou Diop. yow yaay président amical bi ëmb diplômé yi nekk ca école super wala boog école polytechnique bu Thiès.
voilà di fàttali ni seen école bañ ko créé atum 1973 ba léegi ñu ne formé na lu ëpp ci 1400 ingénieurs. absolument fi mu nekk nii ñoo ngi ci 1600. donc ñu nekk corporation association d'ingénieurs ci gën a mag ci àdduna bi. et ku ne xam na école polytechnique de Thiès contribution bi mu def ci formation cadre dëkk bi ak cadre sous-région bi yëpp. D'ailleurs ci 40e anniversaire bi ñu organisé woon au mois d'août occasion la woon ñu réfléchir ci corporation ingénieur ci parcours ingénieur ak ci rôle am si société si suñu société en développement. jërëjëf Pape Saliou Diop ñu ngi lay sant di la gërëm ci wuyu si bi. jërëjëf mbokk yi ñu egg seeg yéen léegi ci ponk bu mujj xibaar yi li ci yéene kaay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf doomi diw barakal la wonte Cheikh Béthio Thioune ma nga ca doom ji Serigne Saliou Thioune l'Observateur nañu noonee la demee xalifa général des Mourides di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou teg na Serigne Saliou Thioune fa baayam Cheikh Béthio Thioune toogoon démb ca Madinatul Salaam ca dëj ba fa la ñu nangoo ci kàddu Cheikh Bass Abdou Khadre ma fa teewaloon xalifa général des Mourides Cheikh Bass xamal taalibe yi ak waa kër Cheikh Béthio Thioune li taxoon xalifa bi ne Cheikh Béthio nañu ko denc Touba l'Observateur nañu coowal ndono li ñu doon wax it xalifa général des Mourides lijjanti na ko moo ne taalibe yi cantaakon yépp nañu jël Serigne Saliou Thioune mi taawub Cheikh Béthio Thioune def ko muy Cheikh Béthio ci kaw suuf Le Quotidien nañu coow li jeex na ci kan mooy wuutu Cheikh Béthio Thioune ci boppu cantaakon yi Touba fay na wax ji Serigne Mountakha Mbacké Bassirou tànn na Serigne Saliou Thioune def ko muy njiital cantaakon yi kaddu yi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre yëkkati ca dëj ba am na yenn yi ci journal bi xëy ci xëtamu njëkk mu di li mu ne taalibe bu ci nekk am nga droit dem jébbalu ji ci ki la neex ci njabootuk Cheikh Béthio Thioune gi waaye njiit li moom Serigne Saliou Thioune la Direct Info nañu xalifa général des Mourides tànn na ki war a wuutu Cheikh Béthio Thioune Rewmi Quotidien nañu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou Serigne Saliou Thioune la tànn xibaar boobeet moo nekk ci xët mu njëkk Vox Populi journal bi mi nga ñuy xamal ne Touba tànn na taawub Cheikh Béthio teg ko ci boppu cantaakon yi Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée léegi mooy guide des cantaakon Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre di xamle ci xët mu njëkk Vox Populi ne Serigne Saliou Thioune moom la yàlla jiital na ñëpp topp ci ginnaawam te jàppee ko Cheikh Béthio Thioune ci kaw suuf ci suufu journal bi ay kàddu yu bàyyeekoo ci kenn ci njabootuk Cheikh Béthio Thioune gi mu di Fatim Thioro Thioune mooy taawub Cheikh Béthio bu jigéen soxna Aïda Diallo la fay waxal Fatim Thioro Thioune ne Aïda Diallo na xam boppam munuñoo donn ci lenn bañ na ko sax ba santul Thioune Diallo la sant munul donn baayam bëgg a donn bàyyi jàmbur loolee munut a nekk L'Observateur nañu taawub Cheikh Béthio bu jigéen bi di Fatim Thioro Thioune tegaat na soxna Aïda Diallo palaasam nee na Aïda Diallo jabar rek la woon ci kër gi amul lu mu fi donn baa ko mu fi donn ndono Léopold Sédar Senghor li mu di parti socialiste ay mbiram la Rewmi Quotidien xëyee maître Moussa Bokar Thiam maire bu Ourossogui newoon nit porte-parole adjoint bu parti socialiste te jóge ci parti bi bu yàggul mi ngi leeral ci Rewmi Quotidien ana li ko tax a jóge biir parti socialiste Vox Populi nañu waaye kii di Serigne Mbaye Thiam it keroog bi parti socialiste doon def seen ndajem secrétariat exécutif national nangoo nañu ciw làmmiñam moom Serigne Mbaye Thiam mu ne am nañu lu leen métti ci jóge gi maître Moussa Bokar Thiam jóge ci parti socialiste waaye parti politique mooy doxee noonu parti bu mu mënti doon ña ca nekk am nañu sañ-sañu def li leen seenum xel jox Mamadou Mamour Diallo mi ngi dalal xelu gaayam yi maanaam ña mu àndal ña koy jàppal tànk source waa nañu ginnaaw bu ñu ko jëlee ca boppu domaine gis nañu ko keroog ci conférence religieuse bu jigéene mouvement Dolli Macky Sall yi doon amal ca Louga conférence bu tojoon rajax conférence bu xaroon ñaar ndax mbooloo mu bari ma fa teewoon rawatina jigéen ñi ëppoon nañu ñeenti junni jigéen fa la waxee moom Mamadou Mamour Diallo ne tey la gën a taxaw ci ànd ak président Macky Sall jàppale ko ci fànn bu mu mën di doon yéenekaay bi dañu jeunes yi ci mouvement Dolli Macky li ñuy sàkku ci moom mu di mu samp ndëndam ngir jiite maire bu Louga Mamadou Mamour Diallo dàqul loolee ba tey ci waxtaan wi mu séq ak Abdou Mbodj bu l'Observateur ma nga fay biralaat engagement bu mu am ci nekk ci wetu président Macky Sall ngir jàppale ko ci li mu mën a nekk li nekk ci la Tribune mbir la mu yéeme ca doy waar ubbil journal bi xeeti xaj yooyee ñu naan ay pitbull benn ca moo jàpp benn taalibe bu am fukki at ak juróom mattat ko ba yaram wi yëpp yàqu journal bi dañoo budul woon ak nit ñi daw wàllu ji taalibe ba jëli xeer di ko sànni xaj bi kon xaj bi dana lekk gone gi borom xaj bi ma nga ca loxo yoon ñu téye ci garde à vue mbir yi ma nga xewe ci Pikine Icotaf Bambali seen doom ji di Sadio Mané saf na sàpp ci yéenekaay yi tey Soleil national nañu football katu Sénégal bii di Sadio Mané dugg na ci histoire football bu Angleterre ne muy moom di Mohamed Salah bu Égypte di Pierre-Emerick Aubameyang bu Gabon nee nañu ñooy ñi ëppale ay bit ñu dugal ci Angleterre ci saison ren bi ku ci nekk ci ñoom ñett dugal nga ñaar fukki bit ak ñaar Sadio Mané raaye bi ñu ko jox ci loolu mu di soulier d'or bi mi ngi mu téye ci xët mu njëkku la Tribune L'Observateur mel ne ku naan ñu gone màgg na. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen itam ñi àndoon nag télévision Futur Média 19h incha allah rédaction bi dina ñëw yaatalal leen yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendoog jàmm.